ak ay yeneen association comme Majid bu Cheikh Diop camarade Cheikh Diop bu Touba vraiment dëkk yu bari ay association yoo xam bokk nañ ci suñu coalition bi wax dëgg yàlla ñëpp gis leen fi def d'ailleurs ñun ñooñu sax lan jàppoon ci garde à vue jàppoon ci ñun lu mat fu 20 personnes yoo xam ne man ak Abdou Karim Gueye lañ ci doon cité mais am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi woon ci coalition bi ñun jàppoon ñu ay leader kon nag ñu ngi sant bu baax ñëw fii war a waxtaan ak yow ci jafe-jafe réew mi ak problème mu réew mi kon nag toujours man damay kontaan di jàkkaarloog yow. Le plaisir est partagé. yow moom miin nga émission bi nu muy demee question réponse ku nekk joxe sa point de vue. waaw loolu la maintenant comme ni nga koy waxee des fois su ma fi ñëwee su ma delloo damay gis ni ñi nga xam ne ñooy samay jegeñaale dañ naan ma tey njàpp mayu la dara waaye yow tamit mayoo ko dara kon nag loolu moom amul benn problème de toute façon internautes yi ñooy jugé. man ak yow de toute façon ku ci nekk boo jàddee yoon rek internet yi daan la delloowaat ci yoon. de toute façon yow moom daam tu as des inconditionnels de toute façon man moom quand je te reçois j'assume. léegi ñu dugg suñu waxtaan. ñu dugg suñu waxtaan. sànq yaa ngi wax yaa ngi fi ñëw pour la coalition citoyenne pour le peuple nga xam ne mun nañoo wax ne seen tëti kii di Clédor Sène ak kii nga xam ne mooy Assane Diouf je sais pas si Guy Marius Sagna aussi si yéen la bokk wala déet ñoom dañ leen a tegawoon na loxo mais finalement tey d'après les informations am nañ liberté provisoire mu war nekk un ouf de soulagement pour vous. waaw ouf de soulagement la wax dëgg yàlla comme ni nga ko waxee. ñun ak ñoom dañoo tegandoo coalition citoyenne le peuple. Guy Marius Sagna waxtaanoon nañ ci moom ak moom mais ñëwagul signé. pour wax ne bokk na ci coalition citoyenne le peuple. waaye c'est un grand militant des libertés moom Guy Marius Sagna ak la démocratie au Sénégal moo tax ni ñu jàppee sunu camarade Clédor Sène nga xam membre fondateur la ci coalition bi ak Assane Diouf personnalité indépendante membre fondateur également de la plateforme noonu la ñuy waxee ni ñoom jaay doole lañ leen defoon ci kaso bi fan yéen fa def yépp jaay doole la ndaxte man nii tey jii damaa waroon a bokk ci loo boobu li ma génne rek avant ñoom mooy danoo gis ni bin ma jàppee école Sénégal yépp danoo grève wax ne Dame Mbodj place am du kaso bi surtout que deful dara dañ koo jaay doole kon nag ndax dañu maa bëggoon a noppiloo loolu rek moo taxoon ñu dugal ma ci kaso bi du yóbbu ma garde à vue ba may waajal a déféré comme jour bi ñuy déféré ñoom Assane Diouf ak Clédor Sène jour boobu bi ñu leen jël see à 9h ñun ñii ñëw nañ ci suñu cellule parce que ñoom ci suuf lañ leen tëjoon ñun ñu tëj ñu ci kaw doon ñu woon gisante waaye gis nañ leen bi ñuy dugg ci oto bi parce que ñoom su suñu fenêtre bi ñuy dugg ñoom ñu ngi leen di gis léegi moo tax ñun lañ doon xaar pour jël si ñu. waaye la ca doon lu bees mooy ban ñuy waaj a jël si ñun vers 10h30 ci la xëy na information yi wàcc ñoom renseignements généraux yi certainement ñu wax ñi nga xam ne ñoo ŋànk mbir mi ne leen école Sénégal yépp a ngi grève wax ni Dame Mbodj altine booba ñu waroon ñu yóbbu ca kanamu procureur pour mu wax ndax dañuy libéré wala ñuy déféré te ñun jàppoon nañ dañuy déféré ndaxte chef d'accusation yi moo diisoon ndaxte ñi ngi tuumaaloon ne ñun danoo violé benn disposition bu leer mooy mbas mi kenn mënta rassemblé wu ñaareel ba mooy préfet dafa tere woon suñu rassemblement ñu dem place de l'Indépendance dafa rassemblé wu beneen bi mooy ñun danoo nekk menace de trouble à l'ordre public donc yii xam nga ni kun ko jiiñ ëpp na sax liñ jiiñ ñee kon ñun moom defeere ñu lañ doon waajal waaye la ci wax dëgg yàlla la yàq seen plan mooy grève bu metti moo am ci altine boobu lycée Sénégal yépp grève ak école moyen ak secondaire presque jàngalekat yi jàngi lawuñ wax ni Dame Mbodj na génn wala école bi tëj na léegi nag état bi xam ni kon loolu lu metti la ci moom mu daal ñuy delloowaat ci biir pour di waajal nag libéré ñu donc loolu tax demuñ ci kanam procureur. mais daal li ngay wax nii aussi dafay firndeel rek 2 poids 2 mesures bu justice sénégalaise nu muy doxee. mais justice sénégalaise parce que instant yi da nga waroon bokk si loo boobu. waaw mais jaay doole moom parce que ñun ñëpp li ñu jàppe dara jaaru ci yoon ñun ñëpp détention préventive lañ ñu def maanaam njortu ni lañ bëggoon a def bu ñu ko defee ñun bu ñu nekkee ci biti maanaam lañ bëggoon def mooy mais chantage boobu jàngalekat yi def nga xam ne. non du chantage si kaw c'était pas peur parce que demoo ko woon en tant que jàngalekat da nga non si dama ko dem en tant que jàngalekat. loolu ñu koy wax waxuñu li am man mënumaa summi sama mbubbu jàngalekat fu ma dem jàngalekat yi laa fa nekkal parce que man fa ma demoon. mais combat bii nga nekk ça n'a rien à voir. ak boo ma dégloo rek ma woon la le rapport entre li may def man ak njàng mi ñun jàngalekat yi. de tout temps ñun ay corps intermédiaire lañ ñun nekkuñu
kuy xëccoo nguur nekkuñu di xeex koo xam ne dafa yore nguur kon nag ñun processus démocratique au Sénégal maanaam ku ci nekk nga am sa àq ak sa yelleef ñu jox la ko sa sañ-sañ ñu jox la ko réew mi tegu ci dëgg mooy ku nekk nga am liberté kon état de droit am Sénégal kenn du fi noot kenn kooku rôlu société civile la te syndicat yi ci taarixu Sénégal waxuma ñi nga xam ne xamuñu Sénégal ni muy doxe mais ci àdduna bi d'abord les syndicats dañoo bokk ci société civile ñoom ñooy yokku société civile kon nag ñun bu ñu gisee ne ñu ngi jaay doole waa réew mi di jaay doole ay leader buñ mën a féete nag muy ay leader politique wala ay leaderu syndicat ku mën a doon bu ñu la dee jaay doole ñun dañoo war a taxaw kon nag ñun syndicat yi amul lenn luy xew ci réew mi loo xam ne suñu yoon nekku ci xamul tax bis bu nu seetaanee ba président Macky Sall installé dictature bi nga xam moom la commencé ci réew mi te commencé na ko sax depuis 2012. waaye dafa nekkoon ci phase gën koo dëgëral jaay doole ñëpp wax ne képp ku nar a wuutu président Macky Sall daan la faagaagal ak képp koo xam ne yore nga sa xalaat ci réew mi bu wuute ak le président Macky Sall di wax daan la faagaagal loolu man dama jàpp ne ñun suñu taxawee di seetaan ba loolu ñu may ko ci doole ba ñu gis ab leader boo xam ne même bu dee day politique te am ci droit. ñu gis ne dañ koo bëgg a jaay doole ñu toog di seetaan naan yéen jàngalekat yi seen yoon nekku ci yéen médecins yi seen yoon nekku ci yéen société civile de manière générale seen yoon nekku ci parce que ab politicien la ñuy faagaagal bu ëllëgee ñun daañ ko réccu parce que bu ñu paree ci moom ci sunu kaw la ñu jëm kon jàngalekat yi ñoo leen gën a xam ne droit yi la président Macky Sall bëgg a revenir mooy droit yi nga xam si moom la nit ñi am ci réew mi mu installé dictature kon ñun suñu seetaanee ba mu salfaañe droit yi mais sunu droit de grève da cee bokk sunu droit pour ñu am sunu àq ak suñu élève ci réew mi di ko réclamer da cee bokk kon bu ñu seetaanee ba mu faagaagal yeneen secteurs yi ba mu paree ak ñoom bu paree ci sunu kaw la jëm moo tax dañuy àndandoog ñëpp xeex ko moo tax jàngalekat yi xam ne loolu ma doon def ci seen intérêt laa ko def parce que ñun dañoo am suñuy droit te ba ma ko laajee ci kanam tuuti. ñenn si jàngalekat yi peut-être ñu farandoo ak yow. ak nan ñu farandoo loolu gis nañ mel ni Babacar Mar bu réew mi. comme université la ne. jàngalekat la comme yow. mais bokkuñu secteur université la nekk. bokkuñu secteur. voilà donc moom dafay xam ne yow mii di Dame Mbodj da nga war a rek génn si corporation li nga xam ne mooy jàng beeg jàngal bi affiché sa mbubu de politicien. waaw non xam nga man kooku duma ko tontu parce que la Yékini tontu woon Bombardier laa koy tontu nit ku nekk ci jafe-jafe on ne tire pas sur une ambulance. ñun ñëpp gis nañ ni ñu ngi ci jafe-jafe. lan yore woon lu baax a kus néew sax nee nañ dimanche la ñuy def seen déclaration pour créer vraiment seenu parti boo xam ne dañuy jël la nga xam ne moo ëpp solo ca parti boobu kon nag man parti boobu toog di leen tontu wax dëgg yàlla man du ma politicien. moom Babacar Mar xam na man xam na ndaxte moom dafa bokkoon sunu syndicat bi tudd CUSEMS avant ñuy tasaaroo. ñëw naa Nioro fekk ko fa foofu laa yem ci wax ji xaw ma man xaw ma ko mais au moins ci syndicat am nañ ci jaar-jaar ma ak moom man maa doon leader am parce que au plan national man laa nekkoon responsable ci syndicat bi moom musta am ndombay tànk ci syndicat boobu ñu bokkoon muy CUSEMS man maa ñëw Nioro war a ñëw di yaatal syndicat bi fekk ko fa mu dëkk ca néegam ñëw toog ak moom. ñu wax la ñuy wax kon moom xam na man xam naa maintenant nag moom mi ngi politique man politique gu ma loolee ma nekkoon ba léegi ca laa ne. mais société civile laa bokk di am sama xalaat ci réew mi moom du koo xam ne man mënoon na participer ci li ma doon def noonu ak ñi ma doon jàppale pour ne nañ ma génne ci kaso bi parce que professeur u lycée yi ak professeur u CM yi ak école élémentaire yi mooy syndicat des enseignants du moyen secondaire et de l'élémentaire ñoom ñoo taxaw ñoom ñëpp def wenn say ne Dame Mbodj na génn ci kaso bi ñu ànd ak man ak ñu àndul ak man parce que bu doon samay militant kese comme ñoom nee nañ man je ne pèse pas lourd bu doon samay militant kese la kay kon duñ ma génne waaye nag ñoom ñoo la gën a xam ne dañuy ruube Dame Mbodjum 2015 bokkul ak Dame Mbodjum 2021 te loolu incha allah élection de représentativité yii nu jëm fii ak at dana leeral lépp incha allah parce que jàngalekat yi ñu ngi wax. ñëpp a ngi dégg kon loolu àggaguñ ca waaye daal li ma leer mooy man politique gu ma moom nag moo am problème xamul tax 6 mois ci ginnaaw wala matu ko parce que ñoom bi ñu duggee ci coalition Mburoog Sow beeg léegi yàggagul defe naa rombul ñetti weer donc ñetti weer ci ginnaaw rek boo ko xoolee xool lim daan wax ñëpp a ngi koy vaar d'ailleurs boo tàppee ci net bi vaar nañ ko fépp mu taxaw naan Macky Sall tekkiwul dara. comme ni ko kilifaam Idrissa Seck di waxe doon waxe ak ñeneen ci seen parti doon wax ñetti weer tegu ci rek grande dame moom vaar moom fekkee vaar rek
ci VAR rek la ñu jugé nit. kon yaakaar naa ni ñëpp la ñuy VAR. ñan la ñuy VAR non ñoom ñi wax waxeet la ñuy VAR. wax waxeet bi kat bëri na fi. non wax waxeet bi moom. non doon ci xuus après wax waxeet bi moom. non mais man dama lay wax rek politiciens yëpp la ñuy VAR. waaw mais déggoo li ma la wax. non on a comme l'impression excusez-moi du terme fu mu toll nii si benn vagabondage